أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi nga xam ni yéen a ngi topp sunu chaîne Jàmm TV man seen mbokk Abdoul Aziz Diop di njaboot Cheikh El Hadj Malick Sy radiyallahu taala anhu di doomu El Hadj Makhtar Diop bu soxna Asietu Sy bu Cheikh El Hadj Malick Sy radiyallahu taala anhu ak soxna Safeetu Ñang di turandoo aussi sëriñ Abdoul Aziz Dabakh bokk nag ci cellule communication Hadaratul Malikia bokk aussi ci société civile fas yéene rek waxtaan tey ci wàccaayu ziar beeg li jëm ci liggéeyu jumaa ji di dalal nag sunu mbokk Amadou Makhtar yaa mbégte lool di rafetlu liggéey bi ziar bi nag dafa ñëw ci benn contexte ndax suñu fàttalikoo en 2020 bi fi pandémie bi duggee le 2 mars la fi dugg premier cas au Sénégal le 13 mars chef de l'État génn tàllal loxo njaboot gi yëpp rawatina kilifa diine yi pour ñu ànd ci xeex bi mu tombeeg le 14 mars si on se souvient bien radiyallahu taala anhu sëriñ Pape Malick Sy boobu moo doon porte parole ci ndigalu xalif général des Tidianes sëriñ Babacar Sy Mansour daal di joxe ndigal ne fomm nañ ziar bi mu doon à la veille parce que ziar bi le 15 mars la woon loolu taarix la waaye bala may sori foofu sax laa waroon njëkke ñuy ki nga xam ni tey mooy sunu kilifa di sunu waajur di sunu soppe di sunu sëriñ Babacar Sy Mansour xalif général des Tidianes ak sunu waajur sunu kilifa sunu sëriñ Maodo Sy Dabakh nga xam ni tey ñoom ñoo fi wuutu mag ñi ànd ak seen rak ak njabootu maam Cheikh El Hadj Malick yëpp di leen ziara di ko teg seen loxo ziara njabootu maam Cheikh El Hadj Malick di nuyu aussi monsieur le maire de la commune de Tivaouane le maire Diop Sy ak toute son équipe nuyu la présidente du conseil départemental suñu jigéen Seynabou Gaye Touré waaye li ma fàttali léegi rek mooy ziar bi donc boobu lañ ko annulé woon ñu toog ñaari at yoo xam ni ziar amul gàmmu amul waaye mesure yooyu bi ko sëriñ bi jël daf ci jiitu état ndax laata ñuy wax mesure de couvre-feu confinement restriction sëriñ bi mu jëlee mesure boobu bi ci topp le 19 ci la ñu tëj lépp loo xam ni bérébu lieu de culte la muy zawiya bi nga xam ni tey zawiya bi dafa dajale ñetti bërëb muy xabru yi ma nga fa daara jaa nga fa jàkka jaa nga fa loolu lépp nekk ay lieu de rassemblement sax comme dañu woon feebar bi bëggul daje sëriñ bi daal di joxe woon ndigal ci boobu la en 2020 cohérence boobu nag ak constance boobu ci la continuer ba ñaari at yoo xam ni Tivaouane gàmmuwuñu ndax gàmmu dafa nekk ci événement boo xam ni maam Cheikh El Hadj Malick moo ko fi bàyyi 1902 lañ ko njëkk a def fii ci Tivaouane mu nekkoon donc lu historique ziar amul korité ni ñu julee ci kër yi tabaski ñu julee ci kër yi waaye loolu sëriñ bi def fi mu ko teg ci dimension yi rek la ko teg benn bi d'abord la dimension religieuse ndax dafa doxal ni Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digle woon su mbas xewee ne fa mu xewee toog leen fa bu leen fa jógee ña fa nekk tam bu ñu déplacé wu moom tamit mu roy rek li Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digle woon beneen bi mooy la dimension éthique bi mooy xam ni éthique responsabilité la dafa ànd ak moom tey njaboot gi dañ ko dénk mu yore responsabilité wu aar njaboot gi gannaaw aaru sunu borom ndax li bàyyam bu tedd boo waxoon moom Abdou Aziz Dabakh ne diiru may nekk xalif général des Tidianes tur woowu ñu may wooyee sax ndax moom daf ne woon moom Cheikh El Hadj Abdou Aziz ibnu Cheikh El Hadj Malick rek la mos a wax ci dundam waaye ginaar gu feebar Tivaouane man lañ koy laaj sëriñ bi tamit xam ni dafa jaboote ñëpp waaw mu jël responsabilité am ñu tëj place yooyu bañ a dajaloo ba pare moom moo ci jiitu moom waxul damay wax dem leen tool dañuy kaa leen ñu dem tool ndax bi feebar bi tàmbale yoon ci pandémie sëriñ bi gis nañ ko luy mesure barrière da koo def takk masque moytu daje yi lépp daal loo xam ni kër docteur digle nañ ko sàmmoon ko lépp lu diine def mu sàmm ko beneen bi tam mu teg ko ci wàllu mushawara diisoo ndax décision bu mu ci jël diisoo na ceeg waa kër docteur fasalu ahla zikri in kuntum laa ta'lamuun maanaam borom xam-xam yi nga xam ne xam-xam luñu laaj na leen
beneen bi tam wa shaawirhum fil amri mu diisoo ci mbir yi diisoo ko njaboot gi lépp ku mu ci war a diisool wax na ci yow donc décision yëpp adduna yëpp rafetlu ko ndax gis nañ que ni diiru pandémie bi ba léegi mi ngi wàccandi ñaan yàlla mu jóge fi waaye sëriñ bi dafa am mës a am constance sa loolu jamonoy peste ba 1914 ja 1919 noonu la maamam ju tedd ja defoon maam Cheikh Hadj Malick bi peste ba amee ba mu jaaxal ñu bari surtout suñ bokku Guet Ndar yi ñuy bañ ne du ñu ñàkku moom dafa dem joxe loxoom bu tedd ba ñu ñàkk ko mu nekk exemple bu mag a mag a mag parce que tubaab bi dañ bëggoon boomwaat Guet Ndar jamono boobu loolu aussi mu defoon maam Cheikh Hadj Malick bind lettre aussi boobu jamono boobu li xewagul jokkoo yombul woon bind lettre li nga xam ni mooy imaam yëpp pour ñu sàmmoonteeg digle kër docteur sàmmoonteeg yeneen bi sallallahu alayhi wasallam donc loolu mel na ni tey l'histoire se répète waaye loolu tegul fenn lul rek ci diine tegul ci ngor ñaar yooyu rek la tegu waaw loolu donc pour tënk la pour wane ni ziaru ren bi dafa ñëw ci contexte bu particulier parce que ñaari at Tiwaawoon gàmmuwuñu ziaruñu daanaka xew-xew bu mag amu fi moo tax sëriñ bi joxwaan ndigal njaboot gi pour ñu yëkkatiwaat lii pour rek dellu ziar bi mooy gën a feddali pas-pas ndax taalibe yi Tiwaawoon dafa nekk lu rëy rëy ci ñoom nit ñi moom niñ ci mel sa ëpp na waaw da nga doon na ñëw individuellement léegi nag bii mooy gën a wone seen pas-pas gën a feddali seen pas-pas ci xadaratul maam Cheikh Al Hadj Malick Sy radiyallahu anhu ak ki nga xam ni tey ziar bi gannaaw baayam moo ko fi sasoon muy sëriñ Babacar Sy radiyallahu taala anhu ndax maam Cheikh Al Hadj Malick gàmmu la fi bàyyi waaye sëñ Babacar xam ni tey daayira yi dafa nekk ay espace yoo xam ni non seulement de socialisation mais dina gën a tënk nit ñi ci seen pas-pas donc moom tamit mu instauré woon ko nee nañu ci 1927 loolu tamit nekk lu am solo ziar bi nag di ñaan yàlla nit ñëw si jàmm waaye mu ñëw ci beneen contexte ndax sëriñ bi yëkkati liggéeyu jumaay Tiwaawoon xam nga jumaa ji ñu ngi ko samp 1904 jumaay Tiwaawoon année boobu ci la maam Cheikh El Hadj Malick Sy juddu astafurlah ci la maam Cheikh El Hadj Abdou Aziz Sy radiyallahu taala anhu juddu année boobu ci lañ gor Jaksaaw ndax maam Cheikh El Hadj Malick bi mu demee Màkka nee nañu 1889 lam fa ñaanoon borom bi ñett yi bokk na ci ñaan ko yàlla na ko yàlla dimbale ba jaamu yàlla yi suñu ñi am yéene ci moom lépp lu ñu nar a def di ko tabaxe ay kër nañ ko defal ay néegu yàlla beneen bi mu ñaan yàlla may ko suuf su lew su mën a tuure ñaqam sàmm fa ngorom sàmm fa diineem beneen bi mu ñaan yàlla aussi yàlla lu mu koy may rek na ko denc ba ëllëg ba pare yàlla bu mu feeñal maanaam culte personnalité bu ñu xamee njabootu kaneen ndax moom yàlla dafa am njabootu pas-pas am njabootu deret am njabootu mais ñëpp la jaboote donc looloo indi li ñu naan jaaju ba mooy jàngale julli ak bay ñu gis ni donc Jaksaaw xam nga ci loolu la aju mu nekk suuf su lew loo xam ni nee nañu diggante Jaksaaw Njaarnde formé na fa plus de 700 muxaddam yoo xam ni moom la tas ci biir Sénégal tey ñu wasaare mission bi nga xam ni ci la leen tegoon bi ci topp mooy jàkka yi 1991 defoon nañ benn recensement y avait au Sénégal nee nañu ci yoo xam ni dafa aju ci maam Cheikh El Hadj Malick ak njabootam ndax jumaa ak jàkka yoo xam dañ fay wasifa suba ngoon muy 4703 mosquées loolu xam nga loolu donc wane ni ku formé plus de 700 muxaddam samp plus de 4700 mosquées ci liggéey bi wane ne ñaan ngam ñaanoon nangu na Jaksaaw bi tam nekk loolu donc jumaay Tiwaawoon ji ci loolu la aju ndax zawiya foo ko déggee ñett yi la daara jàkka ak këru wàccuwaay parce que li ñuy wax almadaris xablal masajid maanaam jàng bi daara ji moo war a jiitu jàkka ji soo gisee zawiya bi Tiwaawoon ñett yooyu moo fa daje donc jumaay Tiwaawoon tam bi mu koy samp nee nañu dafa wutoon autorisation ndax maam El Hadj Malick musul tey dafa nekkoon ku légaliste dafa dem demander autorisation gouvernement colonial moo am autorisation def naa le 17 février 1903 pour tabax jàkka ji waaye pour samp daara ji 1904 ci la jumaa ji pare donc jumaa ju njëkk ji ngeen gisee noonu mu nekk ban 1904 la woon moom moo ko jiite ba jógee fii 1979 maam Abdou Aziz Dabakh xam ni l'islam amatul progrès fondation ndax fondation bi dëgër na waaye il faut mu am progrès ci wàllu matériel yokkute mu sampaat jumaay Tiwaawoon bi nga xam ni tey mooy jumaa ju mag ji ñu def première pierre bi sa boobu jamono amoon na ay kilifa yu bari
ñu taxawoon pour àggale ko ci seen wërsëg waaye mu ni moom dafa bëggoon képp ku jaamu yàlla feeñal ci yéeneem mu dem jóge fi tey nag doomam ji di Serigne Babacar Sy Mansour yëkkatiwaat liggéeyu jumaa ji bi mu ko yëkkatee lancé ko ñëpp am ci mbégte mu teg ko nag ci ay loxo yu sell loxo yu wóor di njabootu xadara bi ndax damay wax tey Maam El Hadji Malick njabootam wutul ay tool wutul ay bâtiment wutul ay kër dafa fekk ay nit gën a fexe ba ñu nite fekk ñu xawoon réer mu fexe ba indi leen ci yoon wu leer ba nga xam ni tey jii capital humain boobu ñuy wax tey plan Sénégal émergent di ko wax naan mooy pilier yi Maam El Hadji Malick capital humain boobu la démarré donc comité de pilotage boobu mu dénk ko Mouhamadou Makhtar Cissé ñëpp xam ko taxawaayam ci réew mi waaye taxawaayam ci kër gi mu ànd ak nag benn comité de pilotage boo xam ni ay commission ñu ngi ci commission communication commission suivi évaluation commission financière commission technique mais képp ñi nga xam ni non seulement seen xarañte ñëpp xam nañ ko ci biir réew mi ak ci xadara bi xam nañ seen pas-pas waaye xam aussi seen mandute ndax sëriñ bi dafa veillé ci loolu trop parce que modèle de gouvernance bi lépp Maam El Hadji Malick dafa sell lépp yu njabootam dafa sell donc jumaa jooju tey pour tënk lancé nañ liggéey bi ci daaw 2021 bi mais alhamdulilahi rabil alamin ñu wone gis ni taalibe yi ñëpp am ci yéene pas-pas yu sell la ci yàlla la ci nit ñi wone waaye bi ñu dawalee gis nañu jumaa ji dafa maanaam njort yi sax dafa ëpp yaakaar yi aussi fi ñu toll nit ñi dañuy rêver ndax bi ñu gisee maquette bi daaw ñu ngi ko wone le 14 septembre bi passé 2021 ci lañ won liggéey bi fi mu toll wan itam fi mu jëm mais alhamdulilahi rabil alamin bés ni tey mën naa ne la liggéey bi maanaam la dynamique alhamdulilahi rabil alamin mi ngi dem ca na mu gën a selle mais ca na mu gën a jage ndax du liggéey bu ndaw liggéey la boo xam nag li ci aju dafa bari mooy à travers la grande mosquée loolu benn élément la ci mais am na yeneen composante ndax jumaa ji dañu bëgg mu am autonomie en terme d'électricité énergie dafa am benn centrale solaire boo xam ni dañ ko ci samp fii ci Tivaouane mooy alimenter jumaa ji waaye dina alimenter lépp loo xam ni tey dafa aju ci xadara bi beneen bi mooy forage prévoir nañ fa ñaari forage yoo xam ni ci wàllu ndox jumaa ji dafay am autonomie gis nañu aussi prévoir nañ fa ay ascenseur ndax toilette dañ ko def souterrain pour surtout yenn mag ñi suturaal ñu wàcc duñ mën a wàcc ñu defal leen ascenseur am na toilette jigéen am na toilette góor gis nañu aussi jumaa ji dañ ko yaatal bu baax a baax a baax a baax ba nga xam ni ay junni nit dinañ ci mën a julli ci biir waaye esplanade bi aussi loolu lañ yéene prévoir comme ni ñu def Masjidou Rassoul ci Médine moo am ay parasol nga xam ni su naajee wala muy taw loolu lépp yéene sëriñ bi la mais beneen bi aussi mooy prévoir nañ ci benn volet aussi non seulement formation ak emploi parce que jumaa ji ku ko def di nga laaj maintenance di nga laaj entretien sa fas nañ yéene ndaw dëkk bi surtout bay sa wewu tànk ndaw xadara bi ñu wàllu former leen ba nga xam ne ñooñu dañ leen di jël tey ñoom ñoo yore lépp lu jëm ci wàllu maintenance su jumaa ji ndax xam nga Tivaouane dafa nekk dëkk boo xam ne emploi des jeunes lu fi xaw a tumranke la ndaw ñi ñàkkuñ jom waaye tey amul fii loo xam ne dañ ko def lu mën a générer ay emploi c'est yaakaar naa ni tey le maire bokk na ci priorité am ci vision bi mu xam décliné na ko pour Tivaouane ñu fexe ba suqali fi surtout wàllu xëyu ndaw yi parce que Tivaouane dafa am avantage comparatif à beaucoup de départements du Sénégal ndax avantage comparatif mooy Tivaouane fi Carrefour la fi mu nekk soo gisee tey même autoroute bi ñu fi prévoir mu war a dem Saint-Louis Tivaouane mooy nar a nekk xolu Sénégal daanaka ndax ku war a dem Saint-Louis fi ngay jaar ku bëgg a dem même gis nga soo jëlee tey biir Thiès ëpp lay doon ba pare Tivaouane nekk département minier industrie yi gën a mag fi lañ samp ICS fi GCO fi mais gis nañ njariñ bi bareegul trop ci population yi département bi yëguwuñ ko beneen bi mooy avantage commercial gis nañu ay zone Toubatoul beeg Ngaye Mékhé loolu lépp ay zone commerciale la avantage aussi sur le plan agricole ndax zone des Niayes bi daanaka mi ngi ci département bi lépp mbayum dër mi gis ni aussi bassin agricole la donc loolu mën nañ ko def tey ay ëpp ba nga xam ni ci wàllu agriculture ñu créer ay domaines agricoles communautaires autour de Tivaouane mais aussi def fi ay de petites unités agro-industrielles nga xam ni Tivaouane lépp lu ñuy consommer tey ci gàmmu xoolal gàmmu ziar li ñu fiy consommer ci wàllu ceeb ci wàllu légume ci wàllu yeneen xeet yëpp mën na jógee Tivaouane
nga xam ni tey waxuma la dafay alimenter les populations de Tivaouane mais tey dañ koy mën a exporter même ci biir réew mi dina créer d'abord une plus-value pour la ville et pour les jeunes mais dina créer aussi une plus-value pour le Sénégal parce que soo xoolee tey Dakar dafa fees Diamniadio pôle urbain la mais ku xëy rek yaa ngi dem Dakar parce que lépp a ngi concentré wu mais Tivaouane su nekkee un pôle industriel religieux un pôle de développement religieux bi parce que dëkk bi tam bëgguñu mu àgg benn dimension bi lu ñu bëgg dëkk bi màgg dañ bëgg mu am nekk une ville à visage humain à dimension humaine xamul tax dëkk am na foo xam ne su fa xasee ba àgg dootoo ko contrôler drogue dina fa dugg agression dina fa bari alcoolisme dina fa dugg lan leen na fa dugg sa Tivaouane nag donte la commune la mais ku koy tey askanale da nga koy askanale maam Cheikh El Hadj Malick c'est léppam dafa sell parce que moom dundam yëpp ñaar la ko dundee bay ak commerce c'est loolu moo wax li génn ko tey suñ fi defoon ay domaines agricoles communautaires tey xale yi dinañ mën a yëngatu ci wàllum mbay mu nekk lu lew commerce maam El Hadj Malick da ko mës a def donc du génn moom ci slide ba mu defoon ndax Tivaouane ngeen baal ma ci wax ji sax ñaar yi moo fi gën a bari yelwaan ak woyaan waaw ñii ci kaw la ñuy wax ci suuf mais xoolal waxuma sax ci wàllu yelwaan bi laay wax xoolal xale yi dugal ci gaaru ceer bi tey foo wàcce Tivaouane nga wër ba ci boolu zaw yi xale yi yëpp jàngatuñu ndax teel a tàmbul sa loolu dafa yomb trop alors que mën nañu tey xale yooyu ñu former leen ci wàllu njàng mais dafa leen aussi formation professionnelle ba nga xam tey dinañ am xam-xam mais suñu yoree métier dem dinañ ko sellal tey ñi nga xam ni tam ñooy wër sëriñ bi bari na tey ñoo xam ne ñi ngi ci ëttu sëriñ bi kër sëriñ yëpp nag laa mën wax muy too demee kër sëriñ Babacar si tey nga dem kër Cheikh Hadj Malick Maodo sëriñ Babacar si Abdou di nga fa gis ndaw ñoo xam ne ñàkkuñ jom mais ñi ngi ci keppaaru sëriñ bi ndax sëriñ bi dafa bari ñoo xam ni ñëpp moo leen jaboote mais am na ñoo xam dafa nekk si kilifteefam ñooñu tam sëriñ bi tey moo leen warlu lépp moo leen takkal jabar moo lay ngénteel moo lay jox xaru tabaski moo lay lépp moo koy def mais xale yooyu tey suñu leen wutaloon xëy dina yenn sëriñ bi tamit yenn responsabilité ndax sëriñ bi tamit lu mu yéene am na foo xam ni tey jii pratiquement xëy na su dëkku sutura la waaye yéenam dina ëpp sax la mu bëgg a def mais yenn saa yi moyen du demee noonu moo tax Tivaouane ñu yaakaar ni côté boobu lu am solo la Hadj Makhtar beneen bi aussi bi yaakaar ni tey jii war nañ ci gën insister mooy Tivaouane dafa commencé xat tey sooy gis si dëkk bi sooy dugg gis nga tali bi nga jógee jëm gare routière ba ñëw ci zawiya bi ñaari buntu moo fi am Tivaouane bi jëm Ndar ak bii am na yeneen nag voie de contournement mais bii tey jógee gare routière ñëw fii seetlul gàmmu ak ziar des millions de personnes fii la ñuy jaar kenn ñaanu ko yàlla mais su amoon tey jéeya fu sapeur pompier du jaar fu ambulance du jaar donc war nañ ko gën a yaatal mu nekk ay voies yoo xam ne non seulement dafay nekk ay 2 voies bu yaatu mais am ay voies de dégagement nga xam ne tey lu amoon rek parce que gis nga fi li amoon mun na lu mel noonu moo ko indi woon waaw nit ñu raj-rajloo ci benn espace bu ndaw jéye am fa Tivaouane donc war nañ xalaat ci wàllu voies yi nuñ ko yaatale mais bi nga xam ne moom moo gën a soxal waa Tivaouane muy urgence mooy wàllu assainissement xam nga yàgg naa ko wax man bind naa ci parce que ñun société civile tam suñu rôle mooy alerter li ñëwagul du ñu dugg ci domaine suñu borom mais li ñëwagul mooy nga ni lii kat suñu àggee jamono bi su lii ñëwee mën a nekk fitna man 2016 laa ci bindoon ne état bi dafa def programme d'assainissement des cités religieuses programme de modernisation de Tivaouane programme boobu gis nañu ni tey esplanade des grandes mosquées ci la bokk gis nañ auditorium boobu ngay gis ci la bokk gis nañ fi am na fi yu bari yu état bi jot a def ci wàllu éclairage public mais man bi gënoon a nekk farata man jamono boobu moo doon assainissement nag souvent homme politique yi sawaruñ ci ndax ay milliards lay jël mais dafay suulu programme boobu ñu lancé woon en 2018 au mois d'août ancien ministre Mansour Faye lancé ko man ba mu koy lancé fekk naa ko ma ni leen programme bi dañu ni 10 quartiers lañ jël sur les 72 defe naa de Tivaouane parce que léegi village rattaché daf ci dugg bi ñu ko lancé programme boobu ñu ni eaux usées la pour 4 milliards 300 millions mais xamuñu si suñu wàllu liggéey dañuy def li ñu naan monitoring su état waxee dara ñun dañuy xool délai yi xool coût yi xool impact bi ndax am na ca boobu sa ñëw 18 mois lay durer man leen programme bi de lancé nañ ko mais veille campagne électorale la parce que élection présidentielle en 2019 la nañ fexe ba bu mu nekk un effet d'annonce mais l'histoire m'a donné raison parce que programme boobu bind naa ci alerté ci wax naa ci waxati ci parce que quartier yi nga xam ni tey ku mel ni quartier Djidé bi ñu nekk tey c'est un bas-fond Kër Matar ay bas-fond la nga gis Carrefour ni muy mel quartier yooyu bokkuñ ci woon Djidé bi bokkul ci programme boobu mais li ñu gis
Maxtaar Tivaouane fan mooy xolu Tivaouane quartier Koñ Jàkka programme bi ñu dawal tey ñu ngi ci 2022 mois bii passé mën naa ni war na man ñaari weer ci lañ door a tàmbali Koñ Jàkka parce que foofu nee nañ dafa am bitume maanaam goudron bi la il fallait que ñu waxtaan ak Ageroute pour mën a jël partie boobu mais kii di gouverner gi prévoir da ngay planifier ça veut dire que non seulement pilotage à vue la mais manque de volonté la sa loolu aussi asaka la parce que Tivaouane tey li mu représenté ay millions de personnes di fi ñëw gàmmu 2022 bii suñu dugul ci gàmmu tamit dina cate waaye 2023 moom ala kulli àlli day dugg ci nawet sa gàmmu day jege si at bu nekk sa gàmmu 2023 dina nekk si mois de septembre donc ci nawet lay doon imagine toi cycle boobu day dem fukki at parce que cycle noonu lay dem di dem ba ay mois de juin mois de mai waaye léegi gàmmu Tivaouane ñu ni inondé na parce que yàlla rek moo yore ay mbiram ay millions de personnes ñëw Tivaouane kër yi xat na ñu baree bari ci mbedd yi la ñuy tànt daayira yi baree bari ci la ñuy toggee waaye léegi ñu gis fii fu mel ni suñu quartier yi nga xam ni tey dafay inondé fu mel ni Carrefour fu mel ni Jidda fu mel ni Kuli fu mel ni Fogni mais tey su amoon tey nawet ci biir gàmmu mu tombek inondation taw waame loolu est-ce que dañu naan ndogalu yàlla la wala fatalité la wala ñàkk jël matuwaay yi ci war la moo tax ñu ngi lancé waat appel bi tey li nga xam ni jàmp na parce que état bi nee na programme de modernisation de Tivaouane bëgg nañ ko lancé waat xam nga première phase bi 2014 la woon mais lu bari des na fi ñu toll xalaat nañ ci beneen hôpital bu bees am na yeneen yoo xam ni sa loolu aussi dafa méngoog vision sëriñ bi ndax sëriñ bi muy relancé travaux jumaa ji tamit dafa amaat yéene bu sell ci Tivaouane dafa xam ni Tivaouane ay baajuram am na lu ñu fi bàyyi ay magam mais moom tamit am na gis-gis sa gis-gis boobu génnu la gis-gis boo xam ni tey dafay jëmale dëkk bi kanam mais lépp dafay tegu ci ngor tegu ci diine tegu ci loo xam ni aussi dafay dëppoo xaalu dëkk bi moo tax ñu jàpp ni assainissement dama koy waxaat il faut que état bi lancer un autre programme assainissement eau pluviale waxuñu eau usée mooy ndox yi jógee ci foos yi mais eau pluviale mooy ndox yu taw yi kooku il faut ñu def ko et puis mu mën a couvrir dëkk bi yëpp beneen bi nga xam tamit ñu ngi koy lancé jumaa ji sëriñ bi dafa bëgg ñëpp dugal ci seen yéene bi nag mooy li ñu naan xeebul yéemul am na ko dugal dërëmam boobu ay valeur million la parce que yéene bu sell ba ko lal la am ko dugal milliard fekk milliard la tollool moo tax ci ziar général bi ñu jël ay mesures spéciales ne pins yi xam nga mooy comme bi ngeen gis ni ma takk nii pins yi dañ ko yombal dañu ne pins yi 5000 francs la lay jar 5000 francs boobu nag dañu bëgg képp kuy ñëw Tivaouane même ku fi ñëwul prévoir nañ ay sur le plan de la communication ay béréb yoo xam ni ak ay yoon yoo xam ni bépp buy taalibe mën na fa jaar wut pins mën nga wutal sa njaboot mu nekk mandarga ba ëllëg tey dividende lay doon ci àjjana parce que tey néegu yàlla ku ci def xamal ni di nga am yiw àdduna ak yiw alaxira dina nekk mandarga pour yow ñu xam ni dugal nga sa pas-pas ci jumaa ji waaye dina nekk loo xam tey ba soo génnoon biir suuf ci suñu lay miraase dañ génne ne Abdou Aziz kat moom pins bii de ba ñu liggéey jumaay Tivaouane en 2021 2022 moom barkeel woon na ci donc moo tax ñu def ko 5000 francs pins yi nag tey ci buntu Tivaouane kuy dugg Tivaouane soo jógee fii EDK bi di nga ko mën a am ki jógee yoonu tubaatul mën na ko am à partir d'aujourd'hui tey ci àjjuma bi ki jógee yoonu xombal mën na ko am soo demee tey ci zawiya ba ci jumaa ji ci esplanade bi ci kër kilifa yu mag yi kër sëñ Babacar si Mansour kër sëñ Maodo si Dabakh sëñ Mansour si borom daara ji sëñ Abdou Aziz Al Amin sëñ Babacar si Abdou kër yooyu yëpp soo fa demee teg nañ fa sëñ ñi ngi ko teg ay loxo yu wóor lañu parce que dañuy bañ aussi ku nekk jóg gàddu saagam rek wër ci mbedd yi naan pin si jumaa ji parce que suñu mbokku njaay ni dañoo doy waar ñu mbokku chinois yi moo tax ñu teg ko ci loxo yu wóor pins yu wóor la yoo xam ne barab yooyu ku fa dem tamit ci ziar bi jël nañ ko comme matuwaay di nga ko am yooyu daal mooy yi nga xam ne tey yi ci wàllu matuwaay jël nañ ko am na tamit lu ñu prévoir mooy ci wàllu waxtaane waat jaaru mag yi suba am na symposium sous forme de webinaire boo xam ne sëñ Abdou Hamid bu sëñ Abdou moo koy coordonné ànd ak njaboot gi boobu te ay borom xam-xam fas yéene teem waxtaan ci jaaru maam Cheikh El Hadj Malick sëriñ Babacar mag ñooñu loolu suba la ci samedi bi incha allah ci wàllu programme ziar bi bisu dimanche bi nag ci la ñuy def moom li ñu ñaan ziar général nit ñi ñëw mën a dem li ñu ñaan rek mooy raj-raj loolu bi ñu éviter ko ndax ba léegi pandémie bi wàcc na mais jógagu fi donc mesure barrière yi nit ñi mën a sol seen masque beneen bi tamit mooy li wër jumaa ju mag ji ñi ngi ñaan képp koo xam ne ñëw nga Tivaouane
nga bañ faa jege ndax wut nañu mesure de sécurité mais xam nga nit ñi dañuy xër comme vidéo yi photo yi ñëpp xam nañ ni jumaa ji ku ko gis même ku toll tey Njaasaan soo seenee gis sooro di mu jóg gis chantier bi sa xel dafay dal xam ni kii fa mu jëm alhamdulilahi rabbil alamin li ñu ñaan rek mooy mu àgg jàmm Serigne Babacar Sy Mansour xalif bi jiite ko ànd ak ay rakam kenn bañ a wuute waaye li ñu ñaan mbokk yi daal Maxtaar ñu bañ a jege lu jëm ci urumu jumaa ji ndax mesure de sécurité d'abord kumpa bi jaru ko ci parce que kenn du fa dugg d'abord sa dañuy bañ ñu dem fa lor yaa ngi jóge leen fa sa liñ naan ndigal daal su jibee da ngay wéyee ndax sëñ bi wax na ko ñaan na ko nit ña ñam ci place yi dem tey zawdu sëñ Cheikh Alhaj Malick ziare ko njabootam yëpp dem rewdu sëñ Babacar dem xalxuus dem faneen rewdu sëñ Cheikh ñoom ñëpp ñu ngi fi waaye daal li ñuy bañ daal mooy raj-raj looju xam naa su fekkee ni am na yeneen laaj ñu mën ci ñëwaat. comme li ñuy wax rek ci côté pince bi donc mooy laaj bi nga xamante ni moom la ñuy laaj comme ni nga ko waxee mbokk chinois yi def xaw doy waar est-ce que keneen koo xamante ni joxuñu ko mu jël ko di ko wër di ko jaay ndax ëllëg ay daan mën na ko ci fekk. waaw xam nga daan mooy loolu moom mooy ñi nga xam ni dañ leen ko jox ñi ko war a yore ñi nga xam ni moom la ñu mandaté maanaam mandaté parce que jëluñu ñëpp jox leen dañoo wut ay bërëb yu wóor bërëb yooyu itam dañ faa teg ñu wóor ñoo xam ne Jamaatu Nour association bi nga xam ni tey moom la Haj Makhtar Cissé jiite ko sa Haj Famara Sylla mooy secrétaire général di coordonné lépp moom tam ñu rafetlu trop taxawaayam dañoo wut ay nit ñu wóor ñoo xam ne ñooñu rek la ñu jox tey mandat maanaam jox la nombre de pins temps de pins li ngay jël tamit xaalis bi dañ koy verser ci compte loolu tam dama ko bëgg a leer gis nga jumaa ji ku ci dugal sa dërëm jàppal ni dem na ci ciment wala ci fer waaye du dem faneen ba ci frais de fonctionnement bi nga xam ni tey moom la ñuy def ci wàllu communication ci wàllu voyage pour dem wuti li wàll maanaam ci voyage yi nga xam ne dañ koy dem ci wàllu jumaa ji loolu mën naa ko seede fii comité de pilotage ñoom ñoo jëlal seen bopp en charge loolu ñoom ñoo ko warul seen bopp jotewul ak dara xaalis seen jumaa ji ñoom dañu ni képp ku dugal sa dërëm ci jumaa ji la jëm sëriñ bi loolu la tam joxe ndigal te sëriñ bi aussi loolu bëgg naa ko leeral kenn jiitu ko ci laata muy woote moom moo ci jiitu ak njaboot gi ñun ñi nga xam tey njaboot lañu di njabootu deret di njabootu pas-pas sëriñ bi daf ñu dajale njabootu Cheikh El Hadj Malick ne su ma sañoon tamit kenn du leen ci jiitu donc ñun ñi ku ne sa dërëm wala sa ñaar dërëm dugg na ci parce que dañuy bañ bay sa weewu tànk loolu aussi itam bëgg naa ko leeral sëriñ bi tamit fexe na ba képp koo xam ne njaboot nga ñun ñii kenn koo xam ne ci njaboot gi ku jege xaalis amul commission financière bi kiñ ko teg muy suñu mbokk Khalifa Badiane dafa nekk ku wóor a wóor ba nga xam ne papaam nag noonu la meloon ba nga xam ne moom dem na ba ni sëriñ bi sax su laajoon dërëm du ma ko jox waxtuma la njaboot donc mën naan daal modèle de gouvernance mooy transparence kër maam Cheikh El Hadj Malick moom looloo fa am lépp biiteem mooy biiram lépp leer la lépp a leer waaw ba pare lépp a sell aussi parce que loolu tamit dañ ciy veillé fii juma du fu ñuy blanchir ay capitaux du lu nekk fi war a dugg moo tax la fiy dugg aussi xam nañ ko dañ koy contrôler mu nekk lu leer a leer ndax su fekkoon ni lu àgg rek la am na ñoo xam ne pare woon nañ tey soo leen ko joxoon léegi ñu àggale ko waaye sëriñ bi dafa bëgg képp kuy jullit waxuma la sax taalibe tijaan parce que néegu yàlla la du jumaay maam El Hadj Malick néegu borom bi la képp kuy jullit foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew nga dugal ci sa ñaq ba ci bitim réew am nañ fa ay points focaux réew mu ne teg nañ fa koo xam ni sëriñ bee ko tànnal boppam ñu ni diw kuy jaar na nga jaar ci moom mbir mi daal sécuriser nañ ko Amadou Makhtar ku ngeen gis nag tey mu yore pinsam ci mbedd bi wala mbuusam wala assermenté wuñ ko lu ko ci mënti fekk mu xam ni na assumer responsabilité mais yabaluñ ko mandaté wuñ ko place yooyu daal lañ ko jël. xanaa sant la rek gërëm la bàyyi la nga tàggatoo ak askan wi wax dëgg fa yàlla rawatina ku ne gis na fi réew mi toll yëpp nga am message boo xam nga lancé ko ndaw ñi lancé ko itam taalibe yi comportement bi ñu war a mel ci dëkk bii di Hadratul Malick tàggatoo ak sa. waaw message bi daal damay fàttali d'abord message bi sëñ Abdoul Aziz Al Amin suñu waajur radiyallahu anhu daan wax nee na Tivaouane dafa bari sens interdit sa amul panneau de signalisation xam nga loolu nag kan lañ ko gën a war a wax yéen ngeen war ko gën a fësal mooy ndaw ñi tey soo demee ci xurum bi nga xam ni moo wër Zawiya Cheikh El Hadj Malick Serigne Babacar gis ngeen fa ay panneau ñu def interdit au camion gros porteur ko camion yee tax interdit ñi charrette yeeg yooyu mais gisoo fenn fu ñuy interdit aux humains maanaam aux êtres humains maanaam doomu aadama yi
foofu li ñu la ci bëgg a wax mooy place la boo xam ni la fay mën a ñoŋal nit mën fa jariñ nit mooy xorma nag mooy ci comportement bi la tey képp koo xam ne amee woo laab surtout suñu bokk xale yu jigéen yi ndaw yi bu fa dem bu dugg si jàkka ji bu fa jege bul bëgg xeer amee woo laab amee woo njëm bu fa dugg jeunes yi nga xam ne tey jii tamit li wër foofu yëpp yenn melokaan yi buñ ko fa yoree raj loo tamit ne dinaa ji sëriñ bi dinaa ko nuyu dinaa wax ak moom jaru ko mbir mi nekk ci xef yi nekk ci xol yi moo gën donc fu waay toog mën a ziar xorma boobu daal laay ni commencé ko ci man képp ku dugg Tiwaawan rek jàppal ni tey xorma boobu moo la war a guider bi ngay dugg ba bi ngay génn bi ci topp mooy li maam Abdou Aziz doon wax ci mbiru réew mi dafa doon wax ni Sénégal benn bateau la nañ ñaan yàlla bateau bi mën a suux ñu fàtte ëmb yi foofu fi la réew mi toll ëmb yi mooy waaso yi mooy tarixa yi mooy parti politique yi mooy xeet yi mooy ethnie yi gis nañu suñu patrimoine bi ëpp solo Sénégal mooy patrimoine immatériel boobu ngay gis muy sa dialogue interreligieux intrareligieux interethnique interconfrérique gis maam Abdou tey ni mu dundee ak këru diine yëpp ba ci église bi ba soo daan dem nee nañu résidence pour monseigneur Thiandoum na nga fay fekk poster am xam nga loolu lu am solo la ñu gis tey président Senghor nekk fi catholique pendant 20 ans mu jiite Sénégal ñetti cëslaay la woon Serigne Babacar Serigne Fallou Thierno Seydou ak moom bi muy tàggoo 80 bàyyi état bi daf ni oto bi ñeenti pneu la woon ñetti yee crevé nañu sa ñoo ko jàppale woon te catholique la woon donc yooyu nag nga xam dañu ko bàyyil muy héritage moom la ñuy Sénégal tey ñun ñëpp nag muy këru diine muy homme politique muy société civile muy presse nañu bañ a yee fitna ci wax ak ci jëf maanaam nañu tàppe xol yi ñaan yàlla ñëw si jàmm dellu si jàmm sëriñ bi tamit yàlla may ko fan gudd ak ay rakam moom ñoom sëriñ Maodo ñëpp ba lépp lu mu yéene ci kër maamam gi yéene ko ci dëkk bi yéene ko ci xadara bi yéene ko ci réew mi yàlla na ko yàlla mottali président de la république tamit moom mi nga xam tey moom la fi yàlla teg moom tamit lépp lu yéeneem ci dëkk bi ci réew mi yàlla def ko Sénégal daal nekk réewum jàmm réewum salaam ñu tàppe xol yi loolu daal laa amoon ci kàddu di jégalu nag su dee am na lu ci rëcc ñu xam ni mata di doomu aadama la su dee lu xaw a baax ñu xam ni ndimbalu suñu borom la di la sant tamit Maxtaar ndax liggéey bi ngeen def am na solo trop ci wàllu fësal li nga xam ni tey jii mi ngi jëmale réew mi kanam ci wàllu xadara bi ci wàllu dëkk bi ci wàllu réew mi maa ngi leen di jégalu di leen ziar di leen baalu àq